las fas yaa ngi si parog bi ñi ay fas atelier lañ xam nañu boxe ñu doon 20 partants waaye favori bi bel la waaye tey dañoo am gan fa bu naan njëkk dafa départ volontaire daa xeeb 1650 mètres yi ne na may dem daw 2200 mètres xale laa ñett at ak laa am laas loolu ku ko def écrit enam bu ñoom laay ndooy bu mataan noobul bu Papis ñaa bu Bibo Serif si bu Cheikh Tidiane ñoo def loolu ñoom kus sax ñu lu bees ñuy waajal nag 10e édition open las fas yaa ngi bi panok bi Bokar wax nga dëgg tey gars yi ñoo am gan njëkk a leen seet si fas yaa ngi si box bi nekk 20 partants war a daw distance su 2200 mètres waaye raax boo xonk bi jóg na Bokar jaam yàlla buy daw sama xel day dem ci Badara jaam yàlla buy daw sama xel day dem ci Moussey Gadiaga sama xel day dem si maa ngi toog sama papa nga xamante ni moom mooy Nabou Seck sama xel day dem ci Penda Kanté félicitation lex Ndeye Anta waaye ko félicitation ci Ndeye Anta dëkkul fenn maa wax loolu ay milliards mayewu ko moom rakku Ndeye Anta rakku Ndeye Fama la jóge ba Louga ñoo ngi noonu maa ngi dee sama rak as borom Maguette Diop Bokar drapeau bu xonk bi jóg na daa mel ni benn fas moo des am na fas bu ñuy xaar mu ne si ginnaaw waaye bu duggee rek mu jekk gars yi 20 partants lan distance 2200 mètres waaye bel mooy seen favori bel bu Abdou Khader Mbaye am na fas wu génn am na tam mari bët na box yi génn Aminata Mari génn na Aminata Mari moo génn noonu sama xel dem ci rafet njot ak tasul yaakaar ak Jéemor ak Medina tey catégorie boobu ay catégorie boobu dootu fi amati catégorie boobu ci laa gisee 2 minutes 11 man la Aminata Mari ñoom ñëpp lay dawaaleel tey la ilaha illallah kooka si waaw sama xel dem na ci Penda Kanté sama xel dem na ci Nabou sama xel dem na ci Baye Tafa Jom Couture borom kasaak bi ak Dame Fall la ilaha illallah fas yaa ngi ci box bi Aminata Mari moo jóge écurie Maxtum bu Kër Madaaru loolu du ay caaxaan bel am 10 première jóge écurie Abdou Khadir Mbaye Djili waaye nga xamante ni moom mooy njëkk dafa def départ volontaire jóge écurie enam bu lay ndoy waaw bu mataan noobu waaye gars yi jóg nañu gars yi jóg nañu kabaar nañ wusinu nga xamante ni moo génn mooy Aminata Mari waaye nga xamante ni moo ñëw sëkkatal ko mooy numéro 2 bi nekk façon nga xamante ni mooy Ndeye Maria Aminata Mari génn na waaye bel tey dañ ko teel a dawal mu jaar ci aras bi jaamu yàlla moo jiital fas yi Bokar si fas baa ngi xartu Ndeye Maria ngi xartu moo génn Aminata Mari Ndeye Anta Aminata Mari ak Ndeye Maria nekk nañu benn fas yëpp suuru moo jiital fas yi moo ngi noonu di ñëw Aminata Mari génnaan na ko waaye Ndeye Maria bañ na las Abokar si Aminata Mari génnaan na en 2e position Ndeye Maria moo fa ne waaye gis naa jaamu yàlla ñu dawal ko ci APS bi waaye gis naa li ngay tëddee muy jàpp bele ngi ci groupe bi suudoo ngi ci groupe bi waaye Ndeye Maria génn na nga xamante ni moo ko war mooy Mor Congaan waaye gis naa Tom mu jaar nga xamante ni moom mooy tournalu Gorole Couture borom jees neer yi borom tay baas yi gars yi rangaan nanu jaamu yàlla ngi xartu bëgg a dem Omar Sarr jàlla ni ko teel na waaye ba léegi nga xamante ni moo génn mooy Ndeye Maria. Ndeye Maria génn Ndeye Maria moo génn 2e position weex la njëga ngi foofu bele ngi toog toma ngi toog jaamu yàlla ngi toog baaxa ngi toog ñoom ñëpp seen loxoy fees na tel sama yaram dafa daw Bokar fi bel ñëwee fa la njëkk ñëwee li ko yokkal li ngay def jaamu yàlla mime le peloton oh Ndeye Maria mime le peloton suivi de bel waa Aminata Mari bàyyi na complètement waaye nga xamante ni moo jiital fas yi mooy jàmmalaay 4 bel génn na ànd ak njëkk ñu ngi nee laal tournalu professeur Sakhir Thiam wuti tournalu case des tout petits la ilaha illallah Bokar si ba léegi bel moo génn waaye dafa ànd ak njëkk bel génn na ànd ak njëkk waaye 3e position
bel génn na njëkk forne biroom jax na péage ba baye nañu bel jaamu yàlla ñëw na si arras bi gis nañu jaamu yàlla ñëw na bel ba léegi bañ na njëkk bañ na jax na péage jaamu yàlla ñëw na wex ñëw na ñoom ñëpp a ngi def benn fa ñu wuti dépense Lasal Mas njëkk bañ na de bel njëkk la ilaha illallah bel génnal na yokku na longueur jaamu yàlla ñëw troisième position njëkk deuxième position ba tey bel yokku na distance bi booy baa ngi sa karawaas booy baa ngi sax karawaas bi suspension dëkk France carrément bel génn na doomu Warxos la Warxos Galileo Sada Joel Nozon Danteur en deuxième position njëkk moo fa nekk doomu Soleil de minuit John Quad Sada Joel Nozon Danteur waaye jaamu yàlla bët na leen nekk doomu loobu an la su bokkar jaam bel raw na deuxième position njëkk troisième jaamu yàlla quatrième Linguère Technique cinquième ndigal sixième tom sixième tom septième suudu kusu baa ngi noonu ku raw bu rawee bett kenn Lasal Mas ki raw mooy bel sa xel dem si Abdou Khadir Mbaye Jili Mbaye Bagdad kusu mu neex troisième bi nekk jaamu yàlla te Linguère Technique bi passé moo jëloon quatrième tey moo amaat quatrième waaw ñëw confirmé ko nag te moom doom wa sama lépp sama meilleur ami Omar Sarr Diallo sama xel dem si Pape Samb depuis Italie Pape maa ngi lay nuyu doomu ndey Laay Sarr Pape maa ngi lay bëggee ba léegi noonu daa mel ni doyulul nag état moo wóor noonu lañ def nañ temps 3 minutes 2 secondes. merci Bokar. di la nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay bu baax. dañ Anta ñëw confirmé waat di la félicité bu baax a baax nga wane fas liggéey la tey na nga préparé Ndeye Anta tey nga raw coupe bi macha allah président assemblée nationale. waaw merci Bokar non Ndeye moom dañuy sant yàlla d'abord ci victoire bi xam ne lii jëfi yàlla la ndax suñu borom a ñu ko cërale ñu ko ciy sant bu baax di ci sant suñuy wayjur préparation nag y a rien d'inhabituel tout est naturel jaar fañ daan jaar waxtaan ak samay mbokk waxtaan ak samay mag waxtaan ak samay grand aussi fas comme ni ma ko waxee rek fas dafa yaatu ginnaaw kenn xamul fas képp ku xamul karawu fas ñaata la toll mënoo wax ne xam naa fas ba jeexal ko xamal dara la ci des ñi ci des ko xam nga laaj leen ko ñu wax la ko bi ma toogee ni woon fas dama koy préparer pour open bi après sama benn grand bu baax muy Alaaji Baba Der nekk France ni ma jiili man ma bul fàtte ni fas wu ndaw nga yor mi ngi soog a am 2 ans 3 mois te fas bu nekkee di jàng daw wane dara bul ko exposé da nga koy teg ci yoon jaarale ko ci yoon wutal ko feuille de route mu am nu muy jaar muy daw di am compétition di wane lim man ma ne ko wax nga dëgg ndax bu ñu xoolee fas bu dee moolu 2 ans nga bëgg koo dawal ci année bi 3 fois 1650 mètres boo moytuwul benn wala ñaar yoo xam ne dana am lu ko ci mën a kii comme Louga dañuy dawal 1650 mètres man leen naa leen xaar Louga dawal ko foofu je préfère dawal ko open que 1650 mètres loolu daal moom moo changé ci programme bi quoi waaw parce que lépp waxtaane nañ ko trouver terrain d'entente jaabal heure ba ñu daan jaabal bu nee ma teelal la jaabal bu nee ma 20 minutes wàññi ko ci heure ba nga daan jaabal mardi 6h20 et quelque lañ jaabal 6h du matin jeudi mun ma yéegee ko tuuti xaw a génnee ñaq ma def samedi mun ma xoolal noo def baax na mais boo paree continuer noonu daal laa def sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. ma waxtaan ak Mor. moo dee Moussa ñu bokk ndey ak baay. mu ne tey bokkal tey Ndeye Anta day ŋàmp enveloppe rek génn dem loolu am da nga ko dee wala dee ko wala moom moo am ne foofu bëgg di traîner fas bi. waaw xam nga Mor moom boo xoolee daanaka sax man moo ma gën a bëgg fas bi ndax jabaram laa ko tuddee dama ànd ak moom ma ne ko Mor ma ne ko fas a ngi nii jëlal nga dawal mën naa jël fas bi def ko sa tur def ko sa lépp mais ma xam ne loolu lépp day xaw a kii rek mais ma jël ko jox ko fas bi fasam la moo ko moom ndax jabaram laa ko tuddee mais moom mënul toog une demi-journée wala 30 minutes woowu ma laaj ma lan la fas bi ba xam teel ngeen a dem ba xam teel ngeen a ñëw parce que na fas bi nu mu comporté woo ma di ko wax à tout moment fasam la moom tamit ci liggéey bi la bokk ci staff technique bi la bokk
parce que moom tamit bu ñëwee lu mu ñàkk parce que il donne tout lépp lay joxe force am bépp lay joxe pour fas wi nekk ci dans des très bonnes conditions ñoom ñëpp ah Ablaye As même ba ci Baba mi ci France comme la ko wax noonu mais noonu la demee quoi mais di sant yàlla bu baax di gërëm Omar Baaw ak Dame Baaw sama cousin yi di la gërëm yow di gërëm sama professeur Sakhir Thiam sama nijaay sama xarit di gërëm ñëpp rek di gërëm ak lu course gépp nag waaw parce que lii moom ñun ñëpp ñoo ko bokk quoi di ko may waa Thiès yëpp nag sama mbokk yi surtout Jibi Ndiaye sama waa ji gaynde temps yi dafa toog ci tànkam. maa ngi lay fay Bokar. di la félicité. merci beaucoup. tey benn ñëw defaat mën nam bettul nga war yi quoi ñu xam ba tey lan nga yokkaat rek wala nga war. waaw tey enjeu bi mooy njëkk dafa jógee groupe 3 ans yi ñëw daw ci C bi donc loolu moo ciy changé te damay koy wax tout le temps course kenn du ko raw te dawaguñu course lépp surprise bu ne moo ci ba nekk moo tax ñu ne xale bi tey jëla say responsabilité mais joxal cër ñi ngay dawal lool donc foo waree yokkee rythme yokkal rythme bi moo tax bi ñu yokkee rythme gis nga am na quelques phases rek ñoo ñëw am ñoo xam ne bokkuñu donc par rapport à ça maa ngi gërëm xale yi jockey yi entraîneurs yi parfumeurs yi supporters yi ñoom ñëpp fas bi ñun ña nga fa ñu newoon rek bouton bi ñu nekkoon fa lañ nekk rek voilà. merci beaucoup merci. ziar nga toog foo miin course nga juddoo Thiès màgge Thiès yaroo Thiès tey ñu dawal président assemblée nationale grand président assemblée nga présidé ko tey Abdou lan nga yëg. waa am mbégte rek am mbégte parce que fii moom saa bu ñu fi dee ñëw rek dañuy am mbégte d'abord parce que fi la ñu fekk baax yàlla def ñu bëgg course démb tey doog a ñëw yàlla bu defee ba ñuy ñëw di présider course dañ ciy sant yàlla di remercier nag le président du CNG ndax moom dafay boolewul dara ak wax lépp loo xamante ni dafay jëmale course ginnaaw nekku ci lu koy jëmale kanam mi ngi ci ndax ñun nag yàlla dafa def ñu nekk ay ndaw dëkk Thiès dëkk jàmm gën boole ci kii ñu tuddee course bi di Aji Njaw ma kodd nekk suñu wayjur nekk suñu maam donc ñu xam course fi mu jóge ak fi mu yegg si tey donc bu ñu ñëwee tey gis course bi ni mu demee organisation bi ni mu demee ak moyens yi nga xamante ni ñu ngi ko ciy déployé dañu koy sante ki nga xamante ni tey moo ko jiite loolu moo tax ñuy sant le président di ko encouragé di wax rek ne aussi ki nga xam ne moom la ñu fi représenté muy le président Moustapha Niasse dafa nekk nit koo xam ne li mu liggéey ci réew mi bari na tey yàlla def mu nekk président assemblée nationale am ci ñun confiance nañu ñëw taxawal ko te ku ne bu la waxee ne la demal taxawal ma war ngaa mën a fexe jéem mat la nga xamante ne noonu la ñu dele xam nañ sax mënuñu mate taxawaay bi waaye moo tax ñu ànd ak suñu collègues yi ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekkandoo ak ñun ci assemblée nationale ñëw teewal ko fii di am mbégte bu baax teew fii di leen sant bu baax yéen it ñi nga xamante ni yéen ay taskatu xabaar yi ndax yàpp naa ne lii su amee ba nit ñi mën ko dégg mën ko seetaan yàlla ak yéen la ak seen taxawaay ñu ngi leen di sant aussi di leen gërëm. président. Je te félicite parce que tu fais du beau travail quand même. Tu es ponctuel dans ton travail. li Adama wax dégg nga lu wax di la encouragé liggéey bi nga def te yaa ngi sa 22e journée. Oui. yombul. yaa ngi équipe boo xam ne sa ginnaaw. di la wax rek encore yaa ngi fay yeneen journée Louga yaa ngi fay Daara mooy loolu la. waaw mais c'est normal parce que dañu fi teg pour loolu te ñii nga xam ne ñooñu suñ kilifa teg ñu fi ñu ngi bàyyi bët kon ñun ñu war a def rek mooy remplir suñu mission ba suñu ministère bi nga xam ne si lañ dépendre muy le ministre des sports kontaan si ñun xam ne li ñu liggéey état bi lañ ko liggéeyal ak sénégalais yi loolu mooy suñu rôle moom la ñuy joué en tout cas lañ ciy dem ba jeex te lépp luñ mën def pour yokk course hippique rek ñu ngi ci loolu parce que loolu la ñu fi tegee te am naa yaakaar ne incha allah on va y arriver incha allah merci bien merci bien. Faye Bokar. Cheikh ñu préparé journée mag Renaissance africaine 10e journée 10e édition du ay caaxaan tey yan wàccaay fa ngeen ak fan la liggéey bi toll mooy dimanche le 30 incha allah rabbi. Bokar wax nga ko 10 ans du ay caaxaan te 10 ans ça se fait ndax booy seet chaque année Renaissance mooy open bi nit ñi di gën a xaar te chaque année macha allah mu nekk une grande réussite moo tax ren bu ñuy fête suñuy 10 ans ñu boole si innovation bu bees tàq mooy def benn critérium boo xamante ne grand prix de l'intégration lañ koy woowee. invité suñu gànnu sous région yi ñu jógee Mali Burkina Niger boole leen ak waa Sénégal ñu ñëw daw si du dëgg ba pare yokk nag bii pa yokk gain yëpp macha allah ba pare fas yéene def benn dîner de gala
le vendredi 28 à l'hôtel Ngor Diarama ak Wali Seck fas yéene présenté ñi gagné woon renaissance yëpp ci ces 10 dernières années ba pare def li ñuy wax la fête du cheval waaw wane course hippique fan la toll wan ko suñu gan yi parce que booy seet ñoom dañoo naw te loolu nag suñu liggéey la liggéeyu CNG la liggéeyu borom fas yi la ndax booy seet sans améliorer fi ñu ci toll ñun vraiment dafa jar a wane ndax gàcce ngaalaama laay wax daal borom fas yeeg CNG des courses hippiques. Cheikh léegi liggéey bi est-ce que yomb na parce que yéen a ngi wax ngeen woo ay fasu Nigéria fasu Niger fasu Côte d'Ivoire fasu Burkina Faso liggéey boobu est-ce que gars yi ñoo ngi si yoon bi ak lan ngay wax Thiessois yi lan ngay wax sénégalais yi ndax na waree am gan dañ lay war a teral te ban appel ngay lancé. non li may wane daal mooy nañ leen teral Sénégal nag mooy dëkku teraanga c'est le pays de l'hospitalité ku ñu xam ne mën nañoo teral gan te borom fas moom fas foowu noble la alors kon borom fas moom teraanga dong la xam gan yaa ngi ñëw nag dëgg la charge yi métti na coût yi métti na parce que boo amee gan yaa koy dalal waaw yaa leen di dalal yaa leen di jox ay box yaay dalal seen entraîneurs yi seen jockey yi yaay dalal seen officiels yi di ñëw tamit kilifa yi di ñëw yëpp seen fédération yi moo tax ma ne nañ leen teeru daal tatagal leen wan leen suñu mënin waaw. ba le 30 incha allah rabbi. waaw ba le 30 merci beaucoup. jërëjëf ma nga faale noonu gars yi yuuxu la Salmas su ma déggee Maka sama xel dem ci Pape Sam depuis Italie maa ngi ànd ak suma caméraman Modou Aïssa di wax rek sama xel dem na ci professeur Sakhi Thiam maa ngi toog dara umb ko ci course yi di félicité waa team Thiam ci liggéey bu rafet bu ñuy def gis naa Auguste tey neexul deret gis naa Daaru Salaam Daaru Sam gis naa Alfat ñu ngay wax ñànku gis naa Dalinkoor waaye tey Fallou Duméen la war de tey Fallou Duméen la war tey def na Fallou tey Duméen la war ci teewaayu Soumaré Bokar maxa buy daw sama xel dem ci grand Youssou Yadd sama xel lay dem ci nga xamante ne mooy maam Cheikh ak a bëgg Maxa Fall. maam Cheikh sama rakk jooju. maam Cheikh nee na bu Maxa nee na bàyyi bàyyi si daan course. non kon du bàyyi du gaaw bàyyi si sànn. nee na ndeysaan ndax Maxa bàyyeegul daw. nee na Maxa lim ko jaral jaralu ko kenn ci biim réew. borom kose. Farda métti. maa ngi nuyu suma mag suma xarit. Jibi Ndiaye borom Arafat. borom course baay nii. lu mu la taggal téere. Jibi Ndiaye ngi noonu. Jibi Thiès. si teewaayu Lamine Salax le fondateur Rétio Xalaat borom Bambey ngi noonu borom Igil Lamp Fall te xam naa ko doon du ko yëg Lamine Salax ngoog te mooy Dalinkoor mooy Dumayeen mooy indi Amin Ouma laay sax indi Alfat indi Maxa Mata Noble indi ma Auguste indi Daaru Sam Igili Saint-Louis indi Réane sama xarit Boga indi ngoo la naari góor yi jóg nañu gis nañ Dalinkoor doon nañ Dalinkoor mu ànd ak Dumayeen génn na Dumayeen Dalinkoor Dumayeen génn na Bokar si Dumayeen moo génn deuxième position Dalinkoor te ñaar ñoo bokk benn borom xëy rayante Bokar si woowu dawalin noo ko gisee Bokar si woowu dawalin noo ko gisee gars yi ñu ngi nii laal tournalu professeur Sakhir Thiam wuti tournalu Case Tout Petit waaye nga xamante ni moo jiital fas yi mooy Alfat nekk doomu Af El Ol Danzig Mr Prospector Reza natif danseur na zone danseur Bokar gis nañ Dumayeen génn Auguste sëkkatal ko Dalinkoor 3e position Wonati 4e position Maxa 5e Faydu avancé na Maxa ñëw na gis na ni Auguste moo ngi ko sëkkatal Dalinkoor moom 3e position fas yëpp a ngi toog seen loxo yaa ngi fees dell las waaw Dumayeen Auguste Dalinkoor waaye nga xamante ni moo ñëw timle mooy Daaru Sam lang ak Maxa Fall waaye gis naa nga xamante ni mooy Alfat mu jaar ci kaw waaye Réane bërëngu na leen moo nga latir waaye ba léegi nga xamante ni moo génn mooy Dumayeen nekk doomu Descargo Park no zone danseur waaye Auguste ñëw na ci kawam ñu ngi nii laal tournalu Ndioma Kodou Diop borom gañaay ñu ngi nii kabaar wu si ñu bu ñu ñëwee dañuy romb dellu
Bokar gaay te dañoo def ramum ñey def cogum kooni balaa mu dugub romb ki nga xamante ni mooy fii la Baatu Diop di toog Auguste ñëw na ci kawam doomu Sirion la. Auguste ñëw na ak dara yënguwul daanu Ngoné Latyr moo ngi xartu booy baa ngi ko téye Maka Fall ñëw na Alpha ñëw na Dalinko la ngi si biir Daaru Sam moo ngi si biir ba léegi Dumeen moo génn dina saxi cam lan laal Dumeen yëkkati na gornoy ànd ak Maka Fall dem na gis nañu Auguste ñëw na Maka ñëw na Daaru Sam ñëw na Ngoné Latyr ñëw na Las Palmas Auguste ñëw na Auguste ñëw na Auguste ñëw na Auguste lan la péage bi Auguste jaar na sa kaw génn na waaye dama nañu awinuuma dawal nañu Maka mu ñëw en 5e position waaye Auguste jox na leen ñaari longueur Aminuuma laa gis mu jaar ci kaw nekk doomu Paye Serbir 3 mois nekk yaayam muy setu Bambek setu Yacine Aminuuma wuti na Auguste Aminuuma 3 mois Waki Martin Miss Waking le coureur Nouriev no zone danseur Aminuuma génn na nekk doomu Paye Serbir Majoriel Machiavelliel Mr Prospector représentatif natif danseur Bokar waaye Aminuuma li leen jox bari na Aminuuma ñëw na Auguste 2e position 3e Maka 4e Alpha Aminuuma ñëw na Aminuuma ñëw na Aminuuma ñëw na Alpha ñëw na Aminuuma ñëw na premier Aminuuma 2e Auguste 3 Maka 4e Alpha 5e Daaru Sam 6e Rayane noonu la Kousne 7e Ngoné Latyr 8e bi mooy Dumeen 9e Dalinkor Omar Ba Ousmane génne ñoo ak Taïba Sey Mountakha borom taamu mais maa ngi lay félicité ci ndamu Aminuuma bi tey gis nga tey loo yëg Aminuuma tey loo yëg Omar Ba Ousmane donc tey dama kontaan rek di julli ci yàlla di sant yoon sallallahu taala wa salaam course moo demee nii dimanche professeur Sakhi Thiam moo raw tey Aminuuma moo ñëw raw donc moo lay wan ni fas yi mënante wuñu lu bëri ku ci nekk mën ngaa raw sa moom ci cadre boobu rek laa koy kii tey dama am satisfaction parce que sama dama rawante écurie dañoo xëy ñu doo dalli du ma yéen mu dam mook dalli ko ñu intercalé après Auguste ñëw ñu ànd ak moom Aminuuma tàkk bi mu tëddee 500 mètres lii mooy rawante d'équipe waaw moo tax dama tey respecté nañ consigne ñu leen jox wax dëgg yàlla. Omar Ba Ousmane keroog ñu gis nga def journée keroog bi nga teg 14 millions ci kaw table bi keroog Sakhi Thiam raw comme Papa Sakhi Thiam raw ko ñu gisaat dafa mel na ngaa dese beneen journée ñu xaar beneen journée lan lañ siy xaaral boobu encore lu rëy li nga def keroog est-ce que dañuy xaar lu gën a rëy loolu. donc xam nga course yi comme li ma ko waxee continuation lay nekk tey dawal nañ Grand Prix assemblée man dawal naa dimanche bii di ñëw Papis Niang mooy dawal Grand Prix renaissance africaine te 15 millions donc boom fas yëpp di ko rafetlu loolu day wane ni course mi ngi développé loolu course day jëm kanam ñun propriétaires yi amateurs yi ñëpp dañuy applaudir parce que lépp lu jëmal course kanam ñun ci loolu rek lañ nekk sans parti pris nag rawante nag c'est autre chose waaw. yow ñu ngi leen di féliciter parce que gis nañ jéego yi ngay def ci course yi wax dëgg yàlla parce que course communication la laaj communication daf ci am solo lool waaye merci. merci Omar. Bokar ziar naa la naka yi tey. maa ngi lay féliciter Dame. merci beaucoup Bokar. dama bu Aminuuma bi tey ngeen rawante écurie ñu gis ngeen def extra tey ngeen rawante tey lii nag avant équipe da ngeen ko préparé depuis fee wala ngeen ñëw fii teg ay stratégie fii. non Bokar rawante bi nag dafa xaw a jaxasoo woon keroog dimanche rek mais stratégie bi ñu tegoon daanaka lii la woon dañoo dem nag ba ci biir rawante bi jaxasoo jockey yi jaxasoo mu compliqué mais xool ko tey bi ñu ko appliqué à la lettre tu as vu le résultat donc dawante ne rawante écurie yàlla dogal na ñu raw ñi ngi félicité ñi ñu àndaloon ñëpp nag te kenn démérité wul ndax raw na moom du yow rek mi raw mais ñi nga participé tamit na nga xam tamit raw bi moom it ñu ngi kontaan baax a baax waaye Bokar jërëjëf merci beaucoup. waaw maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay. ñu gis tey Auguste tey indi dëgg rawante gisee nii la waa écurie Omar Ba raw écurie raw Auguste si 500 mètres bi. tey lan nga yëg tey. waaw tey maa ngi sant waa écurie Cuuj yëpp vraiment kontaan naa si ñoom gis nañ tamit liggéey bi nga xamante ne liggéey nañ ko ak gis nañ avancement bi nga xamante ne tey moom la Auguste indi vraiment Gadiaga lii lañ ko waxoon course bi na rawante fas yi nañu rawante dawal bi mu ko dawal teg na ko ci yoon tey par rapport ak course yi génn te tamit gis nañu état ak avancement bi nga xam ne Auguste tey indi na ko Auguste waroon naa raw course bi waaye comme que rawante la sunu borom mooy joxe ndam comme que jox na ko comment dire Aminuuma dañu koy féliciter di encourager encore Auguste waaye vraiment rawante bi moom teg na ko ci yoon tey moom incha allah. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Bokar. Bokar yaa ngi ci précis tey nga gis ngeen rawante Auguste ni mu rawante tey ba Aminuuma ko fi kalbe nag tey lan nga yëg ba li may gën a sant rek Auguste jubandiku na waaye sant yàlla baax ñaan yàlla saa waroon jëfal ñu jàmm dafa mbësi magin jubsu waaw te li teew da xam daa yàggul xale kenn da ko yox nen. kon te li mu daw convaincre na la. convaincre na ma
waaw. kon baax na. xale kenn du ko yox nen. bu dimanche nga xam lépp dëgg la yàlla. dimanche yaa ko tur. ay naanaan feeñ na mam Anta boobu na ko nit ñi bàyyi xel doomu Habibu la bokk ak Ndeye Fama Der Baye ñaari doomu Habibu yi jóge Louga wane nañ seen bopp gañaa feeñaat na Louga ku wóor nu mu tuddati Sey bel wane na mooy chef suprême mais attention fasu Cheikh Niang bi day njëkk attention nañ compter ak moom waaw naaru góor yi li ñuy wax rek jibale si ñaari altine day jafe waaw mais nag tey vraiment Aminou Ma wane na ni tey indi na état bu wóor a wóor mais fasu kër caam yi fi ñu leen tee dafa sori tey dañoo jege naaru góor yi ku bëgg a raw da ngay jege kenn du leen sori di leen raw te gis nga boo xoolee tey Auguste ni mu dawee rek noonu la naaru góor yëpp bu ñu dëggee seen i tànk ñëpp dañoo war a dëggal seen bopp jege si ku jege siwul doo seddu waaw mais nag grand prix bu doy waar a ngi nii attention Ndiouga Fall. Seydi Ana sama yaay yaa ngi koy dégg Ana fa. Ana maa Linguère chéri maa ngi koy dégg sa yaay sa xarit sa lépp ma nga Paris di la nuyu di la gërëm di la sant waaw. maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi sant nuyu di leen sant yéen ñëpp tur. yaa ngi test précis Tidiane keroog ñu dem Tivaouane. nga am 6e. waaw tey nga defar sa loxo seere waa Senti liggéeyaat tey nga raw fas yi. waaw tey noo préparé fas bi. waaw damaa dawalaat raw ñëw reposé dem Tivaouane ñu raw ma xam ne reposement moo tax ñu ma ñëwaat am 3e bi passé ma ñëwaat jàppal fa ma jàpp daal raw fas yi. su Aminou Ma dafa ma daw on ba bëgg ko lool man nga ma koy liggéeyal bu baax yéene ko sama doole. est-ce que liggéey Grimo sa mag sa xarit chef équipe boobu tey Grimo gëmoon Aminou Ma parce que comme daaw li mu def tey fas boo daw dégg nga si daal yi. te est-ce que liggéey bi yomb na. waaw liggéey moom yomb na moom nga ñu wax dëgg fa yàlla dañuy jàppale billaay walaay suba ngoon guddeeg bëccëg billaay walaay lu ma wax ma def lu ma wax bàyyi ma ba billaahi déggal ko lool parce que maam Seera Fall Aminou Ma moom ginnaaw yàlla lépp moom la billaahi. te lan nga wax su doomu ndey Aliou Bourakh fasam daanu tey moom dara noonu neexal course tey lan nga wax Aliou Bourakh. Aliou Bourakh maa ngi koy masawu baax na man loolu Tivaouane laa jógee dem Diourbel yëg ko ma ko yëgee ci guddi gi laa woon ak Aliou affaire métti na lool mais yàlla baax na yaa ay njaboot mën naa leen say doom mais lu gën la mais yàlla nga am leen lépp loolu moom gërëyee la liggéeykat la bañkat la billaay affaire ne boo nekkee bañkat moom dañ lay wax lu ne moom champion la ndaanaan la. merci Tidiane. maa ngi lay siyaar Bokar. maa ngi lay fës ne Anta. ngeen bokk dëgg lu. waaw sant yàlla Ndeye Anta moom sama doom la quoi waaw waajal nañ ko indi ko yàlla may ñu ndam di ñaanal ndam ñu jigéen ñu waaye tey damaa kontaan ndax sama ñaari doom yi li ñu daw muy Maxafa ak Alfat waaw ñuy ay 100% écurie ni gëm leen ànd ak ñoom di ñaan yàlla dimanche bi ñu jëm muy open bi yàlla may ñu ndam lu seddu guyu yàlla mën na ko te yàlla nañu ko yàlla defal. est-ce que Maxafa ak Alfat nu ñu rondee est-ce que yow satisfaire na la. waa satisfaire na ma benn instant mais parce que ay fas yu mag lan te dañ leen a war a dimbali fi ñu toog jàpp foofu lañ waroon a mën a toog jàpp mais dama jàpp ni Maxa moom bu xawoon a jege si tuuti parce que dama gis ni booy bi da ko dawal sax si ligne bi mais bu fekkoon da ko dawal ci arage bi xaw a jege si tuuti mën na raw ñaari fas yi parce que ñaari naaru góor yi raw bi ñuy tekk si parce que ñoom jeexal na te samay fas ñi ngi déclenché si gannaaw di ñëw waaw di ñaan yàlla nag entraîneur bi mu liggéeyaat rek ñëwaat ok. merci beaucoup. Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay. Cheikh nga sant seen 3 catégories yi 2 ans yi groupe C bi ak naaru góor yi ban jàngam si mooy defal Cheikh. waaw jàngat bi ma mën a def bari na vraiment fas yi moom jàpp naa ne kenn mënut a raw sa morom ñaari yoon ndax dimanche bu jot fas dina indi lu bees gis nga tey Aminou Ouma li mu daw gis nga Maxa Fall li mu daw dimanche bi passé gis nga li mu dawaat kon man li may wax mooy groupe mën a doom bu kenn naw sa bopp liggéey rek moo wóor lii liggéey la course gëm naa ne ku liggéey ku ne di nga fayee ko waaw vraiment kontaan nañ trop nag. lan ngay wax waa marché. waaw marché ñëw seeraante rek course yëfu noobul la waaw. mooy Cheikh mu portable baa nga ñëw si moom. waaw sama gars yi ñëw ak yéen ci 4e course bi mu nekk grand prix bi ñu nekk 11 partants war a daw distance 2650 mètres. numéro 1 Nasrullah numéro 2 Rajab numéro 3 Salimar numéro 4 Maguette Diop numéro 5 Bourakh numéro 6 Ndiouga Fall numéro 7 Rasoul numéro 8 Altaï numéro 9 Dieyna numéro 10 Terev enfin numéro 11 nekk Mirwax nekk doomu Descargo Park no zone park no zone danseur waaye Bourakh moo may romb nii di dem nekk numéro 5 bi Omar Sarr Diallo war ko dimanche bii ñu génn moo am 2e nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. la Salmas coow lee mu jeex 22e journée grand prix assemblée nationale
diggante Nasrullah Razab Salimar Maguette Diop Buraax Ndiouga Fall Rasoul Aytay Jeyna Trève Mirwax waaye nag fii li ma benn jàngal ma fi def ndax boo bëggee woo mel ni Laye Sarr dugal na Buraax dugal Ndiouga Fall dugal Rasoul dugal Aytay Omo Bawo Signor dugal Trève dugal Mirwax soo xoolee Jeyna ki fa kenn Nasrullah dafa kenn Razab daa kenn Salimar daa kenn fa daa mel ni yem nañu de drapeau bu xonk bi jóg na. waaw Bokar gars yi ñu ngi ci box bi drapeau bu xonk bi jóg na. Jeyna moo dugagul Jeyna nañuy xaar ñoo ngi koy saa si kanam Igor gars yi jóg nañu doon nañu Rasoul moo génn ànd ak Jeyna ak Aytay Salimar moo ngi toog Trève moo ngi toog Buraax moo ngi toog Nasrullah moo ngi toog. waaw Bokar wax nga dëgg gars yi 2650 mètres la ñuy daw kenn du ko marsanté waaye Jeyna moo génn en deuxième position Aytay moo fa nekk. troisième position ki nga xamante ni moo fa ne mooy Salimar waaye ki nga xamante ni moo ñëw tiim leen en quatrième position je pense bien moom mooy Rasoul bu Aliou Lay waaye Buraax buy daw sama xel day dem ci Diop Buraax. Jeyna def mbaa ànd nga si dafa kenn xëy génn dem. Jeyna ànd na Aytay génn réew mi tuule nañu tournalu Goloré Couture. waaw boo ko tax ma andi si mooy Aytay mooy Jeyna 3 ans ñu defal ko départ volontaire mu dawi bee. xam nga distance am la daw moo tax mu xëy dem tête waaye moo génn en deuxième position Aytay la en troisième position nga xamante ni moo fa ne mooy Salimar ñu ngi nii dina romb Aytay nag doomu Kak Dring la bokk ak Khadija Buraax a ngi nii lang ak nga xamante ni moom mooy Mirwax ak Trève nee naa la Buraax buy daw sama xel dem si Diop Buraax du toog du taxawu Diop Buraax borom Kër Massar borom dàll yi rafet yi. Aytay génn na deuxième position Jeyna troisième position Salimar quatrième position Ndiouga Fall yeneen fas yëpp ñoo ngi doon benn lugu ne si ginnaaw Aytay yëngu leen longoram waa Jeyna ko sëqatal bu sili ndaw Salimar a ngi toog Ndiouga Fall a ngi toog ñu daw 2650 mètres la semaine passe Jeyna ñëwaat na moo ngi ñëwaat ci kawam. waa Aytay ak Jeyna li leen jox jaadootul waaye Salimar a ngi toog troisième position ak dara yënguwul nee naa la Aytay doomu Kak Dring la Kak Dring kadru Kaldun Karo Fortino waaye deuxième position Jeyna moo fa nekk doomu Soleil de minuit John Quart Sada Joel Nozon Dancer waaye ki nga xamante ni mooy Salimar bërëngu na leen gis naa Rajab mu ñëw langa ki nga xamante ni moom mooy Ndiouga Fall waaye Bokar si Nasrullah moo jiital fas yi bu ñëwee dañuy dellu bu ñëwaatee doogate. Jeyna génnaan na ko Jeyna génn na waaye gars yi kaf nañ seen i biron Aytay deuxième position troisième position Salimar Jeyna ngi toog ak loxo yi fees del papa ñi ngi toog di njaabal Aytay deuxième position gis nañ Razab Ndiouga Fall ñu ñëpp ñoo ngi ñëw gars yi kaf nañ seen i wuti dépense amee jot na la salmas wuti dépasse jot na waaye Jeyna moo génn deuxième position Aytay troisième position Salimar waaye ki nga xamante ni mooy Mirwax ak Buraax dañoo ànd génn réew mi waaye Buraax ñu la toog cinquième position Oumar Sarr Diallo moo ko war mu nekk doomu Love and Loss Darsa sur la xen ni na mu baax Nasrullah waaye Salimar bëlëngu na leen Salimar génn na Aytay wuti Jeyna bu Sidi Ndaw waaye dawal nañu Buraax mu jaar ci APS bi waaye Jeyna li leen jox bari na 2650 mètres daw bu ñëwee dañuy téye Salimar songu na ko Buraax jaar APS bi Salimar génn na dawal nañu Buraax dawal nañu Rasoul dawal nañu Ndiouga Fall ñëw na Salimar génn na ànd ak Rasoul Salimar génn na li mu joxe bari na Ndiouga Fall ñëw na Salimar génn na bu Jili Mbay Salimar li leen jox jaadootul dafa mel ni raw na tourné nañ ci 200 mètres bi bu ñu ñëwee dañuy téye Salimar ak nga xamante ni mooy Ndiouga Fall ak nga xamante ni mooy Buraax Salimar confirmé na
Salima raw na première deuxième nekk Ndiouga Fall troisième Dieyna quatrième Bourax cinquième nekk numéro 4 Maguette Diop sixième Rajab Bokar Si. allo maa ngi lay nuyu taalibe Sëñ Babacar Si. waaye Bokar Si Goloré Couture fay naa la. allo dafa mel am na loolu li waajal Daara Jolof. yaa ngi fii Thiès précis en sama caméraman Modou Aïssa. tey lan ngay wax waa Sénégal lan ngay wax waa Daara ak ban appel ngay lancé. waaw Bokar santaat yàlla di julliwaat ci yonent bi. di gërëm borom barrière or ba. di wax lare du ak mën a jam picc yaa tooge noonu. su yàlla dogalee saison ubbi ren ñu nekk ci 22e journée. waaye le 6 juin ñu tëgg course bu mag fi nga xam ne moom mooy Jolof. tuddee ko ku mag ci Jolof. kooku mooy kan Ali Salax Diop nekk ministre de l'élevage mu ne sama grand prix du ma ko dawalee fenn fu Jolof ma ne li tax ma ne picc li tax ma ne lare du ak mën a jam picc yaa tooge noonu soo waxee Jolof ci réew mi sa xel dem élevage ci réew mi sa xel dem Jolof soo waxee élevage ci réew mi sa xel dem ci aara national bu Daara nga xam ne 65 la fa étalon yi ñëwoon soo waxee élevage ci réew mi sa xel dem ci ki nga xam ne moom mooy ministre de l'élevage di Ali Salax Diop nga xam ne wax naa ku yokkul da ngaa wàññi waaye lii mu def histoire da koy bind teg ci ay prix yu mag prix am 4 millions la ci teg maak laay ndoo ñu ngi koy wax léegi moom Ali Salax Diop te ci biir rawante bi am na ay fusion ma bëggoon yéen ñi nga xam ne yéen yor télé yi nekk ci média yi le 6 Jolof a woote le 6 Daara woote le 6 ministre de l'élevage a woote propriétaire amateur supporter ñëpp te wax naa Ali Salax bu wootee nag Idrissa Seck lay ànd ak muy maire de Thiès su Ali Salax wootee Yankhoba Diattara lay ànd ak waaye bu Ali Salax wootee ministre de l'élevage lay ànd ak sport lay ànd ak muy Matar Ba nga xam ne ñoom ñaar dun ñaar kenn lan gaaw ak dibéer la waaye nag fi jara taxaw mooy président Macky Sall nga xam ne ñoom ñëpp moo leen bokk yilif rendez-vous bi daal le 6 la Jolof la bokkal ah Pape Doumbia dégg nga loolu waa Jolof ñoo wootee ne bëgg nañ télé ba teew foofu kon lan nga Pape Doumbia directeur général léegi dama koo wax ma ne damaa bëgg a waxtaan ak moom liy ñëw ci presse lépp maa leen di dalal li nga xam ne moo war seen digganteeg yéen balaa déplacement ak dérangement di am dinaa ko wax ak moom ba mu leer ñu teg ko ci taabal ji parce que wax naa nag li may wax dompat sax ci sot la bokk bu nuy yëngu ci communication jëm ci bés bu mag nga xam ne fi ngeen ko mën a yóbbu mënu faa yóbbu boppam jaar ngeen a woo yëgal nag pour ngeen ñëw. dëgg la kon Pape Doumbia dégg na la allo kon la si incha allah rabi Daara Jolof bu soobee yàlla incha allah Daara Jolof moo war samedi bi nag am nañ fa salon boo xam ne dañuy génne étalon yi génne fos yi samedi bi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg ay fos ku fa ñëw da nga fa gis loo bëgg. incha allah rabbi. dañuy sant yàlla bu baax bi yàlla defee àddunay dox ba ñu yabal ñu. fii ci hippodrome Ndiawma Koddu nga xam ne suñu wayjur la yàlla def ñu bokk ak moom fu ñu dëkk nekkoon ay tuut tànk di seetaan lii nga xamante ni mooy course àddunay dox ba président Moustapha Niasse ci baaxam ci yaatoom boole ñu ak suñu ay collègues ñu ñëw taxawal ko ci Grand Prix Assemblée nationale loolu nag dañu koy sant yàlla ndax li muy wundu rek di ko wane mooy àdduna lépp lu ciy xew fekk na yàlla pare na démb tey doog a ñëw ndax nag suñu ñëwee fii di seetaan course tey mën naa ne lu ñu xam la am nañ ci yëg-yëg ndax comme ni ma ko waxee ci njëlbeen gi ba ñuy doon ay tuut tànk lay xale yi di def di yéeg ci miir yi di seetaan daan nañ ko def donc su yàlla doxee àddunay dox ba ñu yebal ñu ñëw di présider course dañ ko war a sant yàlla di sant bépp doomu aadama boo xam ne ñëw nga tey di remercier président CNG ndax nag gis nañ ne li nga xamante ni fi la jëlee course ak fa nga xam ne fa la ko indi tey ñi daan ñëw ci course xam nañ ne course avancé na ñi daan ñëw ci course xam nañ ne course am na tey fu mu toll damay waxtaan ak moom sax naan ko toll nay jamono liñ naan xale yi lañ daan wax jàmmalaay de Marème Taxa Onda ñi nga xam ne am nañ sama âge mën nañu xam loolu
donc di wax rek ne am nañu mbégte lool ñëw fi di remercier nag suñu collègues yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñu gunge ñu tey ndax taxawaay bi ñu fi taxaw mooy taxawaayu président Moustapha Niasse di remercier suñu xarit Cheikh Lo bi nga xam ne aussi mooy adjoint maire commune Thiès Est ndax nag fii ñuy dawale course bi tey ci Thiès Est la bokk donc loolu lu am solo la te jàpp naa ne bu ñu ko bu ñu dalalul woon tey duñu mën a taxaw fii bay def lii ki nga xam ne nag mooy Omar Bao dañu gis taxawaayam li nga xam ne moom lay def ndax nag dañ ne nit suñ ne baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax te moom ay mbokkam mooy ñi nekkal ci course bi te dégg nañ wax ju rafet diñ fi wax ju baax diñ fi wax donc ñu koy ñaanal lépp lu mu mënoon ren yàlla ko yàlla mën loolu gën a am solo donc vraiment ñi ngi sant ñëpp on est aujourd'hui très content de venir participer au nom du président de l'Assemblée nationale à cette grande fête. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu wër di la nuyu aussi. yaa ngi précis tey nga ñëw course bi ànd sa frère Abdou Mbow du président Assemblée nationale muy grand président Assemblée nga ñëw tey ban sa teewaay la war a sa teewaay tey. waaw li mooy li nga wax rek tey dañ fi ñëw d'abord ànd ak sunu frère le premier vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow mu ñëw également ak d'autres députés à l'Assemblée nationale teewal fii le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse ci grand prix Assemblée nationale mu nekk journée bu mag mu nekk journée parlementaire yëpp nekk journée population sénégalaise yëpp mais nekk également journée boo xam ne ñun waa Thiès am nañ ci cër bu rëy ngir Abdou Mbow bi nekk Thiès ngir également hippodrome bi nekk Thiès bon mu wooñu ñu ñëw accompagner ko ànd ak moom mu nekk également Abdou Mbow nit ku baax nit ku bëgg waa Thiès ku yéene waa Thiès ku Moustapha Niasse yëg ku président Macky Sall yëg donc ñu ñëw accompagner ko ci bés bu màgg bi. merci monsieur le maire. jërëjëf merci. maa ngi lay nuyu. waaw Bokar maa ngi lay fay. soo yaa ngi seen président te ñu président sa mag muy président assemblée nationale drapeau président assemblée nationale nga gunge sa mag tey la moo waral sa teewaay tey ba nga gunge sa mag tey jii Soxna Mbow. waaw ñu ngi sant ñëpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare waaye xam nga yow question bii nga ma laaj yow Bokar mën nga ko tontul sa bopp ndax sànq bi président Abdou Mbow di wax sànq wax na ko nee na xale yi nga gis fa la ñu yëg ci miir ñu leen di wax lambi golo ñeneen di ko wax tribune golo amoon na ay fukki at ak juróom ci ginnaaw jàpp ñaar fukki at dañ daan ñëw ci course bi di daw di ñëw di seetaan si di supporter lu mel na ñoom waynde donc bu jamono doxee ba tey Abdou Mbow yàlla def ko mu nekk premier vice président assemblée nationale ñu bokk ndey ak baay donc am na ñaari cër ñëw gi ñëw fii tey dëkk Diamaguène daan seetaan course bëgg a course waaye ànd ak moom muy teewal président de la république di teewal Moustapha Niasse président assemblée nationale ñu gunge ko fii muy wareef ci ñun donc lii nga ma laaj war nga ko mën a tontul sa bopp. jërëjëf Soxna Mbow. waaw jërëjëf Bokar. waaw gars yi ñu ñëw ak yéen ci 5e et dernière course pour les 3 ans yi ñoo koy daw ñu nekk 10 partants war daw distance 1650 mètres. numéro 1 Jamono numéro 2 Laurado numéro 3 Marem Da numéro 4 Marie Pierre numéro 5 Alpha Ndiaye numéro 6 Tindoni 2 numéro 7 Expert numéro 8 Law numéro 9 Miss Yacine enfin numéro 10 Lat Fatim waaye nga xamante ni mooy Law bu Dame Fall borom kasa gi mënuma dawal ba téye te du ma ko tudd ndax mooy borom Law moo préparé benn kasaak bu la barang bu rafet jox ko Omar Sarr Diallo Dame Fall téer bu mag boobu nekk marché Grand Thiès maa ngi koy nuyu baax nuyu sama doom ndey Pape Diop xam nga maa ngi toog ak nag sama grand Bokar si 3 ans yi daa mel ne ma lay bàyyi nga reporté ko rek nga wane sa talent ñu xam ne xale nga li nga def mun nga ko affaire nañ koy yaatal xoolama Grimo moo ngi woo téléphone Grimo daa mel ku ne si laamu ji Grimo koy woo Grimo koy ngay woo Grimo moo ngi woote Fadia luñ box bi Grimo ngi woote kenn musul ko am na fas bu génn si box yi maa ngi koy sànni kanam Pape Sall ikri Lam Fall boo waxee Oumar Ba Junior rek nga wax Pape Sall diggante Pape Mbaye ngoogu bëgg Lam Fall li ma la dégg jëlal Grimo yóbbu na ma Yékini Tyson ba yóbbu na ma Bomba Dieye Tafa Gueye
Gris moo koy woo ba pare nga moo koy woo. waaw Bokar si Gris moo ngi woote waaw 3 ans yi ñëw na ci box bi waaw maa ngi seen Pa Diop borom bitik bu nekk marché Grand Thiès ndeysaan man laaw buy daw sama xel di dem ci Dame Fall borom si Lamine borom jàmbaar téer bu mag boobu nga xamante ni Lamine mooy patron waaye di nuyu sama waa garage bàyyuma kenn cat ba cat kulim da ngay juum ay nga xamante ni mooy sekk waaye drapeau bu xonk bi jóg na bu wàccee ñu yëkkati bu verte bi nga xam ne baax na fas yaa ngi ci box bi ñu nekk 10 partants war a daw distance su 1650 mètres waaye ki nga xamante ni mooy seen favori mooy expert ba Omar Bawo Junior expert nag daw na daaw ba ren waaye musa dégg muñal musa am deuxième musa am défaite heure bu daw see mooy jël première waaye tey Alpha Ndiaye mu ngi fi jamono mu ngi fi raw na première Lawrado mu ngi fi Marème Da mu ngi fi raw na première Laaw mu ngi fi am na deuxième Lat Fatim mu ngi fi am na première waaye jóg na nu plus 3 ans yi jóg na nu kabaar nañ wusi nu waaye ki nga xamante ni moo génn mooy expert en deuxième position Lat Fatim waaye ñu ngi saaf naar Marème Da waaye mënta agsi ci kaw ki nga xamante ni mooy expert ki nga xamante ni moo ko war moom mooy Modé Kassé waaye ki nga xamante ni moo jiital fas yi moom mooy Miss Yacine ñu ngi nii laal tournalu Gallo Recruteur wuti tournalu nga xamante ni moom mooy Ndiaw ma Codou Diop borom gañaay nga xamante ni moo toog 3e position mooy façon noonu nga xamante ni moom mooy Marie Pierre Marème Da ñëw na ci kaw expert ñu ngi nii kabaar wut si ñu waaye bu ñu ñëwee dañuy dellu Miss Yacine moo jiital fas yi expert ñëw na waaye Marème Da jaar na ci aras bi seen na Alpha Ndiaye laawa ngi toog nga xamante laawa ngi toog 8e position Miss Yacine moo jiital fas yi oh booy bi biir don yi dagg na Marème Da sawire na waaye expert génn na Alpha Ndiaye bërëngu na leen ñu ngi nii laal tournoi lu maire Aïda Ndiaye borom gerte caabu neex bi luy ak weero expert génn na dawal nañu expert li mu leen jox bari na dawal nañu expert waaye fas yi dawunu dara 3 ans yi dawunu dara kenn mu sa gis lu mel nii ñu ngi door fas yi taxaw nañu waaye jamono jaar na ci aras bi jamono jaar na péage expert li leen jox bari na expert doomu Siaman Force la en 2e position Lat Fatim moom tamit nekk doomu Siaman Force ñoo bokk benn baay waaye dawal nañu jamono doomu Soleil de Minuit la Soleil de Minuit John Quat Sada Joel Nozon Dancer kenn mu sa gis lu mel nii expert li mu jox fas yi bari na jox na leen 22 longueur bokk si li mu joxe bari na expert li mu joxe bari na moo doon favori bi expert ñëw na Fallou Diop moo ko war def na baraw tey bokk si day njaab day daa fas yoon rek ak expert daa jàpp baraw tey la Fatim ñëw na moom 2e 3e ci diggante Marie Pierre ak Alpha Ndiaye waaw mbokku ci Prestige tey ñoo ngi woon suñu 22e journée fii ci hippodrome Ndiaw ma Codou Diop borom gañaay yi biñ njëkkee daw 2 ans yi ñoo njëkk a daw Ndeye Anta moo raw bu jiidi der biñ dawalee seey bel moo raw biñ dawalee fusion bi kii di sali biñ dawalee grand prix bi kii moo raw Salimar moo raw biñ dawalee naaru góor yi Amin Ma moo raw biñ dawalee 3 ans yi léegi SP moo raw musu dégg muñal remercie le directeur général Pape Doumbia di mastaw di dal sama mag Ablaye Sarr dañ ko tàggee léegi rakkam si course bi Mour Aïssa di la wax rek àdduna moog loolu ñu ànd di ko mastaw di bokk moom naqar bu baax a baax di ñu som papa suma xarit foofu la saxi jàmm di wax écurie réew ni Kéba yéen raw teeloon na ni muñ defar wàllu course moo ñoo bokk ndey
ñoo bokk baaw di féliciter ñu raw ñëpp di encourager ñu raw dem liggéeyaat rek incha allah rabi nag dimanche bi ñëw ma añ sa grand prix renaissance africaine la ay fasu Niger ay fasu Côte d'Ivoire ay fasu Burkina Faso ñooy daw fii si course bi incha allah rabi dimanche bi ñu 30 ànd seeg Wally Seck dina ñëw fii si course bi de Papis Niang moo ko organisé ànd seeg bio service si ak Cheikh Diane ak Laye Ndoye Abdoulaye Ndoye ñoo ko organisé fii si course bi le 30 incha allah grand sénégal 15 millions lañ teg ëpp mili 5 millions Mour Aïssa incha allah rabi dimanche bi di ñëw si bu ñu fa jógee dañuy dem Daara Jolof waaye fii nii lañ koy tëgg incha allah rabi ba dimanche incha allah rabi Mour Aïssa